amuñu fa dara. noonu itam la ñu wéyale ba si Ankara nekk sa Turquie liñ fa nemmeeku si lenn si ay njuréef yoo xam ne nii dañoo tukkee si wot bi tey ji ñuy fàttali ne ay résultats provisoires dong la. wala am na fa 44 voix Yewwi Askan Wi am fa 11 voix Benno Bokk Yaakaar am fa 10 voix. noonu yi tamit lañ ko wéyalee si yeneen gox si yeneen réew yi Bordeaux par exemple élection législative yi ñu ngi nemmeeku sa bureau 3 ba fa am na lu war a tolloog 459 inscrits ñi nga xam te ni ñoom ñooy ñooy ñi nga xam te ni ñoom ñooy Yewwi Askan Wi am fa 73 voix waaye ñi nga xam te ni benn bokk yaakaar am fa 21 voix naataangi askan wi am fa ñaar serviteur am fa ñaar waaye tamit ñeneen ñi si des yëpp amuñu fa amuñu fa dara loolu lañ fa nemmeeku di ñi nga xam te ni tamit noonu la wéyee si ñi nga xam te ni moom la yeneen coalition yi tëddee foofu noonu sa Montpellier waaye tamit bu ñu xoolee si législative yi sa Turquie résultat yi nga xam te ni moom moo fa tukkee d'une manière générale wala boog si lenn si bureau de vote yi jàpp nañ ne ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa wàllu Sénégal am nañ fa 44 voix Yewwi Askan Wi am fa 11 voix waa Benno Bokk Yaakaar am fa 10 voix les serviteurs ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa MPR am fa 7 voix ñeneen ñi si des yëpp amuñu fa dara donc loolu daal moom mooy li nga xam te ni jàppandi nañ ko si lenn si ay bureau de vote foofu noonu sa biti réew waaye tam dañuy ñëwaat si enjeu yi nga xam te ni moom moo am si élection yi nga xam te ni moom mooy élection législative yi ñu nekk ak tamit fii nii si Sénégal wàññi bi nan koy defee ak tamit enjeu yi gox bu nekk diwaan bu nekk ak kasa nekk la ngay am si nombre de députés bu nekkee ne jël nga ko si raw gàddu mooy au niveau départemental lii jot a préciser mbokk yi daamle moom mooy bu ñuy xool si biir réew mi am na lu ñu tuddee 46 départements 46 départements yooyu ay circonscription la leen tuddee waaye tam si biti réew am na juróom-ñett si ay circonscription loolu noonu boo ko boolee 46 yi ak juróom-ñeent yi nga xam te ni moom nekk biti réew da lay jox juróom fukk ak ñeent ay circonscription yoo xam ne nii noonu leen tasee nombre de députés fu su nekk la nga mën a am bu ñu xoolee si diwaan bu Ndakaaru d'une manière générale laataa ñu ñëw si département bi wala boog laataa ñuy ñëw di nga gis ne que 18 députés moom la région de Dakar am waaye tam si 18 régions yooyu gis nañ ne département de Dakar moom am na 7 députés yoo xam ne ni ñoom ñoo fiy génnee département bu Pikine 5 députés la moom moo nekk en jeu maanaam ku fa raw rek coalition bu fa raw rek yow yaay yóbbu 5 députés yi waaye tamit gis nañ ne waa Guédiawaye tamit dinañ am ñaari député Kër Massar dinañ am ñaar Rufisque tamit département de Rufisque dinañ am ñaari député bu ñuy xool si région de Dakar noonu la tëddee bu ñuy xool région de Thiès département bi dina am ñeent député région de Thiès fukk la waaye département bi dina am ñeent député Mbour dina am ñeenti député yi tamit Tivaouane tamit département ba dina am ñaari député loolu yëpp boo ko boole moom moo lay jox fukki député yi nga xam te ni moom la région de Thiès am bu ñu doxalee dem si région bu Diourbel foofu noonu juróom-ñeent si ay député moom moo fay génne te tamit juróom-ñeent député yooyu département bu Diourbel moom moo fay am ñaar Bambey ñaar Mbacké am fa juróom kon mun nañ jàpp ne fu mel ni Mbacké par exemple coalition bu fa raw rek yow yaay yóbbu juróomi député yi nga xam te ni moom mooy tukkee si département bu Mbacké Tambacounda juróom-ñaari député la Tamba si boppam dina am ñaari député Bakel ñaar Koumpentoum ñaar Goudiri am benn loolu moom mooy joxe juróom-ñaari député yi nga xam te ni moom mooy tukkee si région bu Tambacounda ngeen baal ma région de Sédhiou département bu Sédhiou 2 députés la Bounkiling 2 députés Goudomp 2 députés loolu boo ko boole moom mooy joxe 6 députés yi nga xam te ni moom mooy tukkee si région bu Sédhiou ñu ñëwaat Kaffrine bu ñu xool 6 députés moom mooy génne si région bi département bu Kaffrine ñaar Koungheul ñaar Malem Hodar benn Bounkiling benn donc loolu noonu moom mooy tukkee si région de Kaffrine Kolda bu ñuy xool juróom benn député ñoom ñoo fay génne Kolda ñaari député Valdina Yoro Fula ñaari député Vélingara ñaari député itam moom moo fay génne région de Louga 6 députés moom moo fay génne Louga si boppam département bi dina am ñaari député Kébémer ñaar Linguère ñaar ñu doxal ba Matam juróomi député moom moo fay génne Matam département dina am ñaari député Kanel ñaar
Ranérou Ferlo dina am benn député. Kaolack naka noonu tamit juróomi député moom moo fay génne. Département bu Kaolack ñaar, Guinguinéo benn, région bu wala boog département bu Nioro ñaar. Fatick naka noonu tamit dina am juróomi député yu fay génnee. Ñaari député yi sa département ba, yeneen ñaari sa Foundiougne, beneen bi sa Gossas. Ziguinchor juróomi député, kon mën nañ jàpp ne foofu tamit comme département yi raw gàddu la, coalition bu fa raw rek yow yaay jël juróomi député yëpp. Ziguinchor si boppam département bi dina am ñaari député. Bignona dina am ñaar aussi, benn député moom moo fay génnee. Kédougou ñett député moom moo fay génnee. Département bi benn, département bu Kédougou benn, Salémata benn, Saraya benn député yi tamit dina fa génnee. Diaspora bi naka noonu itamit bu ñuy xool dënnu Afrique yëpp juróom-ñaari député ñoo fay génnee. Europe juróom benn député ñoo fay génnee. Amérique Océanie benn député moo fay génnee. Asie Moyen-Orient benn député moom moo fay génne. Kon mbokk yi lii nii moom mooy enjeu yi nga xam te ne nii moom moo lalu si fu nekk foofu waay botee rek si ñaata député la fa coalition bi nga xam te ne nii moom moo jiitu mën a am. Waaye tamit xam ngeen ne loolu benn pàcc la si wote bi. Am na beneen pàcc boo xam ne nii moom mooy am au niveau national, de tuddee ko proportionnel bi. Loolu dafay wuteeg raw gàddu gi, waaye ku nekk la nga am si département yi rek moom la lay yàqal itam si national bi. Am nombre de voix yoo xam ne ni boo ko amee moom moo lay may tamit benn député sur la nationale. Loolu tamit buñ ko boole li ñu am si département yi ak si niveau national bi, loolu moom mooy indil coalition bu nekk la ngay am gannaaw bi nga xamee ne élection yi buur na. Kon mbokk yi li leen mën a jàppandoo ngeen jàpp ni tamit ñi nga xam te nii ñoom ñooy suñuy correspondant nekk si réew mi, si biir réew mi tamit si ay gox yu fasantikoo, ñoom ñëpp tamit dinañ jokkoo ak ñoom ngir ñu waxal ñu situation bi fu mu toll nii ni mu tëddee. Loolu yi tamit di doon ay xibaar yoo xam ne ni dinañ ko dëgtal en direct sur Seneweb TV, seneweb.com ak Seneweb rajo. Kon mbokk yi ngeen jàpp ne fu mu toll nii li nga xam te nii moom mooy première tendance yi mi ngi daanu nànk fi nga xam te nii moom mooy au niveau de la diaspora. te tamit sànq am na lenn si résultat yoo xam ne ni beccil nañ leen ko. te itam mu doon ay résultats yoo xam te nii ku nekk mën nga see def sa jàngat, waaye résultats yooyu daf ñu yóbbee si un peu de prudence, parce que fu mu toll nii teel na trop ñuy tirer ay conclusions yu hâtives. waaye ku si nekk boo ko gisee rek di nga nemmeeku am na tamit lu baree bari yoo xam ne nii jot naa tukki si liñ fi waxagum si subaak léegi. ñenn ñi jàpp ne taux de participation bi dafa xaw a faible tuuti, amaguñu le taux global. waaye tamit amaana bu ñu tëjee bureau au niveau national dina mën a am le chiffre bi nga xam te ni moom moo fiable. ñenn ñi jàpp ne bu nu juum, ndaxte buñ ko méngaleeg élection locale yi nga xam te ni si la ñu génn, nga xam ne foofu lu mu néew di nga voté ñaari yoon. am sax ñoo xam ne dañuy voté ñetti yoon. amaana temps bu mu doon jël bii du ko jël, nga xam ne benn yoon rek ngay voté. benn moo ëppoon chance pour que nit yi dajaloo si maakaan yu ñu war a voté. or nii amul lu war a tax nit yi dajaloo lu baree bari, parce que vote bi moom mooy gën a gaaw. loolu interprétation la boo xam ne ni ñenn ñi def nañ ko en attendant la sortie officielle des chiffres de ces élections législatives. waaye li ñu mën a jàppandi rek fu mu toll ni moom mooy résultats yi ñu ngi wadd par nànk rawatina si diaspora bi nga xam te ni lu bare bari si sénégalais ñoom dañ fay voté bu baax a baax. li ñu mën a jàppandi tamit si tënk fu mu toll nii moom mooy bu ñuy première tendance yi tamit fu mu toll nii, surtout au niveau de la diaspora d'une manière générale, day mel ni Yewwi Askan Wi moom moo xaw a jiitu tuuti yeneen coalition yi. mais lii encore une fois ay première tendance dong la, ndaxte booy méngale li nga xam te nii moom moo xew sa Lausanne Suisse ak li nga xam te nii moom moo fa nekk nombre d'inscrits 137 comme ni ma ko waxee sànq, votant 32. Yewwi Askan Wi am fa 27 voix, Benno Bokk Yaakaar am fa juróomi voix. ñeneen coalition yi amuñu fa dara. Montpellier yi tamit ñu gis ne résultat yi dafa joxe ne que depuis mois de bureau 2 foofu noonu sa Montpellier gis nañ ne tamit sur 53 suffrages exprimés, Yewwi Askan Wi am na fa 51 voix, Benno Bokk Yaakaar am fa ñaar. résultat provisoire itam bu ñu koy xool sa Nantes, la coalition Yewwi Askan Wi rafle la mise et relègue Benno Bokk Yaakaar Aar Sénégal très loin. loolu tamit ba tey Sénégal dina leen ko xamal, ndaxte Yewwi Askan Wi am na fa 77 voix, Benno Bokk Yaakaar waaw waaw ngeen baal ma si jokkoo bi la at si beneen wàll bi. dañuy dem Touba fekk fa sunu ndaw Junior, maa ngi lay nuyu.
salaamaaleykum Junior nekk suñu ndaw foofu noonu sa Touba ngeen xam ne enjeu bu am solo la comme ni ma ko waxee sànq Junior maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay moom Mohamed Diallo. Junior laaj bu njëkk bi mooy est-ce que bureau de vote yi tëju nañ sa Touba wala ndax dañoo wëyandi. effectivement fii ci centre bu Daaru Marnaan xam ne 87 bureau de vote mi ngi fi mooy centre bi deuxième centre bi gën a mag ci Touba. tëj na depuis 18 heures document bi commencé woon na. instant yi nag premier bureau de vote bi depuis mooy bureau 86. boobu ci kaw bokk gis-gis mi ngi am 0. bokk gis-gis 0 waaw naataange askan wi 0. naataange 0. waaw coalition alternative pour une assemblée de rupture Aar Sénégal mi ngi am 2 voix. Aar 2. waaw coalition Benno Bokk Yaakaar am 22 voix. Benno 22 voix. waaw coalition Buntu bi am 0 voix. Buntu bi 0 voix. coalition les serviteurs am 10 voix. coalition. buntu bi coalition buntu bi 0 voix. coalition les serviteurs 10 voix. serviteurs 10 voix. grande coalition Wallu Sénégal 174 voix. Wallu 174 voix. waaw. Yewwi Askan Wi Yewwi 8 voix. Yewwi 8 voix. waaw kon nga jàpp ne que bureau bi njëkk a génne ci 87 bureau de vote yi nga xam ne moo nekk ci centre de Daaru Marnaan. grande coalition Wallu moo fa jiitoo gën a am 174 voix. Daaru Marnaan 174 voix pour kii. bureau 86. d'accord 174 voix pour Wallu. waaw bureau 86 bureau yëpp 87 la quoi mais 86 bureau 86 moo njëkk a affiché. voilà bureau 86. waaw moo njëkk a affiché waaw. d'accord sa Daaru Marnaan. Daaru Marnaan waaw mooy deuxième centre bi gën a mag quoi moom moo am 87 bureau. centre bi gën a mag mooy université boobu mi ngi am 95 bureau de vote ci Touba arrondissement Ndam Touba. d'accord. kon sa bureau 86 bu Daaru Marnaan. Wallu Sénégal moom moo jiitu am fa 174 waaw topp ci Benno Bokk Yaakaar am 22 voix. Benno 22 voix. 22 voix waaw ñu ngi xaar yeneen yi. d'accord jërëjëf Junior kon ñu xaarandi la rek bu amee yeneen résultat bi moom moo fa tukkee. jaajëf gën nga askan wi ne ñu ngi jotee nouvelle bi ñu ngi commencé di yuuxu ci gis quoi. ñan noo commencé di yuuxu waa Wallu Sénégal. waaw waa Wallu Sénégal quoi ñu ngi fi taxaw dégg nga ñu ngi commencé di yuuxu ci gis quoi. dégg nga ci suuf quoi ñu ngi commencé di jublu di déggee première tendance yi nga xam ne que ñu ngi koy diglu ci rajo local yi. première bureau bi ñu ngi commencé yuuxu quoi ñu ngi dañoo ñëw wër fii même si police dafay def benn dispositif impressionnant ba nga xam ne que mënuñoo jege. te ku nekk ñu ngi yor sa téléphone di ci diglu rajo mais rajo yi koy jàllale ci direct ci zone bi duñ ko déggee ñu ngi commencé di jublu fi ñu nekk. jërëjëf Junior mais il y avait beaucoup de craintes au niveau de Touba. mais finalement en tant que journaliste la nga gis ne moo déterminant ba nga xam te ne li ñu doon ragal sa Touba sa mujj fa am voté neen si dal ba fu mu toll ni première tendance ñu ngi koy am. effectivement parce que élection yi envoyé nañu plus de 500 éléments GMI yoo xam ne dañuy ñëw renforcer ñu fi nekkoon. te tey boo ñëwee boo voté ba noppi obligatoirement dañ lay génne. parce que fi mu ne ay barrières lañ teg. du fi mu ne yëpp ñu fi même boo ñëwee sax nekk électeur duñ la bàyyi nga dugg journaliste seulement lañ bàyyi ñu pour bi dañ leen a dégager à plusieurs mètres ñoom mënuñu ëgg donc nag yaakaar naa fii moom bon kenn ku ñu ñëw pour jaxase urne yi wala ça ne sera pas possible parce que police dispositif bi ñu fi teg instant yi nangam bi su nekkul journaliste nekkoo mandataire day nañ dugg parce que même Cheikh Abdou Mbacké Bara bi sànq bi ñëwee ànd ak cortège am ànd ak garde corps am moom bàyyi nañ ko mu wàcc mais ñun àndal oto yi bawuñu ko mu dugg ci biir. donc li ñu doon ragal parce que booy xool 2017 le spectre de 2017 dafa am la xewoon Touba si législative yi amaana looloo ragal la woon ñu bëri ñu yaakaar ne loolu day amaat mais mel na ñu buñ sukkandikoo ministère de l'intérieur jël na ay motukaay yu am solo. effectivement jël na ay motuwaay loolu moo tax ne ku voté ba noppi duñ la bàyyi nga taxaw dañ leen a yóbbu fu sori ay teg ci ay barrière ci diggante bi tey fi mu ne boo bëtoon barrière yi sax bala ngay ëppi ci policier ngay dal parce que barrière yi ba fii yëpp ay policier presque yi fi mu ne biir barrière yi presque policiers yi ñoo fi ëpp sax taskatu xibaar yi ci biir bu ne boo nekkul taskatu xabaar doo mën a gis sax affiche yi nga xam ne que am leen njëkk a affiché donc autorité jël nañu au sérieux
menaces yi nga xam ne que ñu ngi ko doon wax naan que dinañ yàq élection yi ci Touba quoi bu fekkee centre yëpp nii la mel moom jàppal ne que loolu du mën a antu fii nii. jërëjëf Junior kon nu bàyyi ndi la rek bu am te yeneen xibaar nga duggaat incha allah. jaajëf Mouhamed ñu déggante waat. jërëjëf Junior ñuy fàttali que Junior moom mooy sunu ndaw ñi nga xam te ne moom moo nekk Touba yéen a ngi gis noonu tamit la rédaction de Seneweb à pied d'œuvre pour jël lépp loo xam ne nii xibaar la bu leer te wóor ñu koy càmbar c'est anam yu am solo moom ngeen di gis noonu en direct la rédaction de Seneweb tam jël dispositif yu am solo jël tamit ay motukaay yu am solo yoo xam ne nii dafay méngoog li nga xam te nii moom mooy dayo bés bi ngir lépp loo xam ne nii Seneweb moom moo leen ko dig saa su ne tamit xam ngeen ne diggee bor la te itam suñu kóllëre diggante ak yéen lii dafay bokk si liggéey gën a fas di ko dëgëral looloo waral saa su ne rek ñu gën a wëy di jël ay moyens yu am solo di ko def ngir rek dab seen bànneex ngir kumpa jeex si seen i mbir rawatina yéen li nga xam te ni yéen a nekk biir réew mi at biti réew parce que Seneweb bu ñu koy wax Sénégal at biti réew loolu waral fu mu toll nii yéen a ngi gis noonu Seneweb si ñi nga xam te ni ñoom ñoo fa nekk si njiitalu Adama Ndiaye mi nga xam ne nii moom mooy jiital rédaction ba si ñi topp si ginnaawam yëpp si suba ba tey ñu ngi càmbar xibaar yi si nu mu gënee di leen ko dëgtal kon mu ñëwaat si résultat yi nga xam te ni provisoirement aussi am na sa Touba waaye tamit boo xoolee Junior dafa jël ay bureau de vote yoo xam ne ñoo njëkk génn waaye tam dem si centre de vote yi nga xam te ni ñoom ñoo gën a rëy sa Touba te may fàttali ne Touba bu ñuy xool département Mbacké de manière générale enjeu de taille la du point de vue électoral waaye tamit du point de vue député yi nga xam te ni moom moo fay génne ñaar yi sax day lëkkaloo xam ngeen ne Mbacké rek dina am juróomi député yoo xam ne nii ñoom ñoo fay génne te foofu noonu bu nu sukkandikoo si li nga xam te nii moom la ñu xibaar bi ñu sunu ndaw foofu noonu sa Touba jox moom mooy intercoalition wàllu yeewi moom moo fa féetee kaw parce que bu nu sukkandikoo rek si benn bureau de vote bu nekk sa centre de vote bu Ndam bi nga xam te ni bokk na centre de vote yi nga xam te ni moom moo gën a rëy wàllu Sénégal moom moo fa jiitu avec 194 voix maanaam ñaari téeméer si ay baat yoo xam ne ni juróom benn rek moom moo si manqué waaye tam bu ñuy xool yeneen coalition yëpp Benno Bokk Yaakaar ñaar fukk ak ñaari voix la fa am buntu bi am fa 0 voix les serviteurs bu Pape Djibril Fall am fa fukki voix Aar Sénégal am fa ñaar voix loolu moom naataange tamit am fa 0 voix bokk gis-gis liggéey bu Pape Diop tamit am fa 0 voix si bureau de vote bi nga xam te nii moom ce centre bu Ndam nekk benn centre bu am solo foofu noonu si Touba bi nga xam te ni moom moo ubbi ba wàññi ay xobam te suñu ndaw Junior fekkee ko résultat bi moo si tukkandi loolu la leen dégtal am na beneen bureau de vote boo xam ne ni tëj na ba wàññi ay xobam fa la ne si Touba ba tey c'est itam bureau de vote 86 boobule sa Daaru Manaan li ñu suñu ndaw xamale foofu moom mooy bureau de vote boobule wàllu Sénégal moom moo fa jiitu tamit am fa 174 voix jiitu fa waaye tam bu ñuy wax wàllu Sénégal intercoalition Yewwi Wàllu la ñuy wax parce que xam ne ne fa nga xam te ni moom mooy Touba kan fa jiital moom mooy Abdou Bara Dolly te itam Yewwi bootu foofu noonu si ginnaaw wàllu Sénégal loola waral amaana résultat bi di feeñ kon les premières tendances au niveau de Touba même s'il est encore prématuré de le dire dafa mel ni wàllu wala intercoalition wàllu Yewwi moom moo féetee kaw fu mu toll nii suñu ndaw ba fa teew sax fu mu toll nii Junior mu ñuy xamal ne que am nañu tàmmale jënd si mbedd yi ngir wane seen contentement ñooñu ñi nga xam te ni ñoom ñooy Cheikh Abdou Bara Dolly mi nga xam te ni moom moo jiite liste boobu ànd ak mouvement ànd ak wàllu si jiite liste boobu di liste bu wàllu au niveau de Mbacké loolu moo xibaar bi nga xam te ni moom la ñu am si fi nga xam te ni moom mooy Touba nekk diwaan boo xam ne ni dañ koy xaar bu baax a baax si résultat yi waaye tamit yeneen gox-goxaan yi tamit bu leen jaaxle dinañ ko am lu yàggatul dara incha allah ak suñuy ndaw yi nga xam te ni ñu ngi si biir réew mi xibaar yi nga xam te ni tam moom mooy tukkee bi ci réew yi tamit lépp di leen ko beccil si anam yu mu gënee tëddee njaaxaanaay at leerange yooyu nga xam ne moom la ngeen baal ma mandarga yooyu nga xam ne moom la seen kër gi di Seneweb baaxoo yéen a ngi koy gis noonu yéen a ngi koy gis noonu si écran bi la rédaction de Seneweb à pied d'œuvre pour càmbar xibaar yi nga xam te ni moom la ñuy am di joxe résultat yi à temps réel te tamit lépp jaar si anam yi nga xam te ni moom la gënee
si métier bi nga xam te ni moom la ñuy def si wàllum càmbar fa nga jëlee xibaar bi si ni nga koy càmbaree ni nga koy wérloo tamit ni nga koy leerloo si ñi nga xam te ni moom mooy ñi si ngànk yëpp boor yi si nga wala am wàll yëpp nga laaj leen si waaye càmbar ko si ni mu gën a wóore jaareel ko si yoon bi mu war a jaar ba ak si yéen ñi nga xam te ni à temps réel dañ koy am si anam yu mu gën a yombee loolu moom la Seneweb baaxee ngeen koy gis noonu la rédaction de Seneweb à pied d'œuvre pour jox leen lépp loo xam ne ni xibaar la tukkee si li nga xam te ni moom mooy élection législative yi nga xam te ni si la ñu jëm tey tamit 14e législature la mbokk yi muy enjeu de taille à deux ans de la présidentielle de 2024 mu am lu bëree bëri loo xam te moom lay tekki am ay enjeu yu si bëree bëri yoo xam ne nii am na si 165 députés yoo xam ne nii da leen si tabbi tamit loolu tamit lu am solo la juróom-ñett liste di si jogante 21 jours de campagne ku si nekk becc ay kàddu tey dafa mel ni askan bee doon wax si ñaar fukki fan ak benn yi nga xam ne moom la ñu weesu la wax yi ñoo doon wax looloo sax wolof tuddee leen la wax ñoom ñoo doon wax ak askan wi mooy candidat yi waaye tey ji ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais ñoo amee kàddu gi te tàmmali nañoo wax waaye tamit wax ci balaa muy leer nañ faaw ñu dawal fii ak 20h 21h mbir mi gën a leer waaye tamit ñuy fàttali ne que commission de recensement des votes moom moo habilité pour joxe les résultats provisoires laata le conseil constitutionnel di joxe les résultats définitifs comme ni nga ko baaxawee loolu tamit moom mooy li nga xam te nii moom la ñu mën a jàppandi fu mu toll nii waaye li am solo moom mooy élection législative yi nga xam te nii moom moo am te itam ñu koy dund nii moom mooy li nga xamante ni moom moo tukkee provisoirement si élection législative yi nga xamante ni si la ñu jëm mel na ni fu si mel ni Touba wàllu Sénégal moom moo féetee kaw l'intercoalition wàllu Yewwi moom moo féetee kaw waaye tamit mel na ni si diaspora bi wàllu Yewwi Sénégal ngeen baal ma moom moo féetee kaw waaye nag lii ay résultats la yoo xam ne ni yu néew a néew la pour mën a xayma de manière globale li nga xam te ni yëpp moom la résultat yi di joxe waaye tamit lépp loo xam ne ni daf siy tukkee dina leen ko dégtal benn par benn yéen a ngi gis noonu rédaction wu Seneweb di ñëw si ñi nga xam te ni ñoom ñooy modérateurs yi ñi nga xam ne ni bu amee ay kàddu yu tegginewul yoo xam ne ni dañ koy def si commentaire yi ñoom ñoo koy jël fànk ko ba mu set wécc ndaxte loolu dafa bokk si charte yi nga xam te ni moom moo tënk métier bi nga xam te ni moom la ñuy def yéen koy gis noonu tamit maanaam banqaas yi nga xam ne ni yëpp département yi nga xam te ni yëpp ñoom ñoo ŋànk seen kër gi di Seneweb fu mu toll nii ñoo koy liggéey di bay seen waar bu baax a baax ngir dëgtal leen xibaar yi si anam yi nga xam ne nii moom la gënee ak résultats yi si anam bi nga xam te nii moom la gënee ñu dëgtal leen ko les résultats provisoires encore une fois fu mu toll nii sax première tendance rek la ñuy wax waaye tendance yi li muy joxe gum bu ñu sukkandikoo si suñu ndaw fële na la Touba moom mooy dafa mel ni Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ni ñoom ñooy waa wàllu Sénégal ànd ak Yewwi Askan Wi ñoom ñoo féete kaw si ñoo sax mu ñuy xamal ne foofu ñoo ngay tàmbali jubilé fu mu toll nii ñuy wax ak yéen il est 18h48 minutes muy loo xam ne nii aussi lu mat a bàyyi xel la Daaru Manaan mi ngi noonu kon bureau 86 sànq ni ma ko doon waxee ma fàttali ko wàllu Sénégal moom moo fa am 174 voix Benno Bokk Yaakaar am fa 22 voix kon mu mel ni Daaru Manaan moom si bureau 86 bi waa wàllu Sénégal ñoo jiitu lu bare bari ñi nga xamante ni ñoom ñoo si topp rawatina waa Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ni ñoom ñoo si nekk si ginnaaw noonu tamit laay xoole fi yeneen PV yoo xam ne ni ñun ñu koy yóndee si bureau de école 16 Sicap Mbao école 16 Sicap Mbao am na lenn loo xam ne nii tukkee na fa si ay résultats moom laa leen di beccil nii ngeen baal ma nag si sëgg bi ndaxte foog ñu xool ko bu baax a baax fu mu toll nii bokk gis-gis liggéey 0 voix la am foofu noonu naataange askan wi am fa benn baat ñi nga xam te ni ñoom ñooy coalition alternative pour une assemblée de rupture di Aar Sénégal am fa ñeenti baat coalition Benno Bokk Yaakaar am fa juróom-ñaar fukki baat di 70 voix ñi nga xam te ni ñoom ñooy coalition bunt bi am fa 0 voix ñi nga xam te ni ñoom ñooy coalition les serviteurs am fa 5 voix waa coalition wàllu Sénégal am fa 156 voix ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi am fa 38 voix foofu tamit fi nga xam te ni moom mooy Mbao nekk dans le département de Pikine lii moto leeral moom mooy foofu tamit intercoalition wàllu Yewwi moom moo fa nekk te tamit wàllu moom leen samp foofu noonu si diggante ñaari coalition yooyu amaana loolu moom mooy expliquer ce résultat 150
6 voix pour ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa wàllu Sénégal ce bureau de vote bi nga xam te ni moom mooy école 16 Sicap Mbao loolu tamit lenn la si xibaar yi nga xam te ni moom la ñu jotandi kees bureau témoin du champ de course de boobu noonu moom la du champ de course ak case des tout-petits bi nga xam te ni moom moo fa nekk bureau 1 bi foofu noonu moom vote bi jàpp ne nii la tëddee am na lu war a tolloo 98 inscrits Benno Bokk Yaakaar am fa 9 voix 32 votants moo fa am Benno Bokk Yaakaar am fa 9 voix serviteur 3 wàllu am fa benn Yewwi Askan Wi am fa 19 bi maanaam fukk ak juróom-ñeent leneen liste des yëpp ñoom amuñu fa dara loolu lenn la si ay xibaar yoo xam ne ni jot nañ ko leneen yi tamit ba tey si ay résultats première tendance yi moom leen dëgtal mbokk yi ba léegi damay bëgg muy leer fu mu toll nii fële na la sa Suisse dañuy demaat biti réew parce que mbir mi biir réew laak biti réew wax naa leen au niveau de l'extérieur au niveau de la diaspora am na 165 députés yu ñuy tabb au niveau global waaye tam 15 députés si diaspora bi la ñu jóge dañuy dem Suisse bu ñu xoolee de manière globale si 1055 inscrits yi nga xam te ni moom moo fa am nombre de votants 319 donc nombre de suffrages valablement exprimés ñu nemee ko si 319 Yewwi Askan Wi am fa 266 voix Benno Bokk Yaakaar am fa 34 voix Wallu am fa 9 voix les serviteurs am fa 5 voix Aar Sénégal am fa itamit juróomi baat loolu noonu moom la ñu nemmeeku fële na la sa Suisse waaye tamit xibaar yi day wéy di waddandi mbokk yi lépp tam ñu leen koy dëgtal en direct et en intégralité fii nii si Seneweb yéen a koy gis noonu la rédaction de Seneweb foofu noonu la ñuy toogee mbir yi duñu jébal xibaar yi wóor te itam ñu koy wax noonu yéen a ngi koy gis si jokkoo bi ni muy demee kon lépp loo xam ne nii pour ngeen xam ne lépp loo xam ne nii xibaar la ànd ak ñoo xam ne ni seen xel dafa màcc jëm si wàllum statistique ak yeneen mbir yoo xam ne nii ay jàngat la si chiffres yi ni muy joxe ak tam ni nga ko war a dëkkale ak jàngat bi si yam si wàllum pourcentage ñooñu ñëpp tam ñu ngi seen ginnaaw di compiler mbir yi ba saa yi su ko jotee rek incha allah ñu dikkal leen ko d'une manière beaucoup plus explicite et globale loolu tamit ay xibaar la yoo xam ne nii Seneweb TV moom moo jël toutes les dispositions nécessaires seneweb.com jël toutes les dispositions nécessaires pour jox leen li nga xam te ni moom mooy le maximum d'informations liées à ces élections législatives yi nga xam te ni ay enjeux de taille la 165 députés à élire au niveau national et international loolu am solo la bu ñuy xool tamit Touba bureau 83 centre Daaru Manaan tamit foofu tamit mel na ni wàllu Sénégal moom moo jiitu ànd ak Yewwi Askan Wi 156 voix lañ fa nemmeeku Benno Bokk Yaakaar am fa 22 voix loolu tamit xibaar la boo xam ne ni tukkee na léegi nii si suñu ndaw ñu leen koy beccil fi nga xam te ni moom mooy département de Bignona bureau de Tendiène suffrage 118 suffrages valablement exprimé sur 317 inscrits ñi nga xam te ne ñoom ñooy waa bokk gis-gis liggéey am nañ fa benn xob waa naataange am fa benn xob Aar Sénégal am fa benn xob Benno Bokk Yaakaar am fa 17 xob waaye ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi am fa 94 xob loolu ay résultats provisoires la yoo xam ne nii am nañ ko fi nga xam te ni moom mooy lenn si bureau de vote yi nga xam te ni moom moo am fële sa Bignona rawatina bureau de vote bi nga xam te ni moom mooy Tendiène loolu xibaar la boo xam ne nii amee nañ ko fa moom laa leen beccil léegi nii donc résultat provisoire yi mi ngi noonu di génn foo nga xam te ni moom mooy sa Ziguinchor comme ni ma leen ko waxee sànq noonu la mbir yi tëddee lépp tamit sur PV lañ koy dëgtal ñi nga xam te ni ñoom ñooy askan wi ngir tamit lépp mun si am ay leeraange parce que xam ngeen ne bu ñu tëjee bureau de vote yi ñi nga xam te ni ñoom ñooy représentant wu coalition yi dañuy teew ñu wàññi xob yi bu ñu wàññee xob yi ba pare ku si nekk ñu jox la nga moom buñ ko joxee ku si nekk la nga moom ku nekk constaté signé après ñu soog kaa taf loolu noonu moom mooy nekk le PV foofu noonu lañ koy taf donc si PV yooyu moom la ñun suñuy ndaw ñu nekk si terrain di sukkandiku pour wax ñu ne fuy nii ànd ak rédaction bu seneweb.com pour wax ñu ne fii nii lii la fi coalition bi am fi beneen coalition bi am lépp tamit di firndeel leeraanga bi nga xamante ni moom la mbiri làmbool donc mbokk yi ngeen toppoon duñu rek lépp loo xam ne aussi comme ni ma ko waxee sànq xibaar la ñu leen koy jox en direct et en intégralité sur Seneweb TV ak seneweb.com des xibaar yoo xam ne ni aussi lépp dafa tukkee si les premières tendances de cette élection législative
dañuy dem Pikine justement voilà dañuy dem Pikine justement fekk fa sunu ndaw Aldiouma Ndiaye Aldiouma maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed. Aldiouma foo nekkee exactement si Pikine. présentement nii maa ngi ginnaaw raay Sud. fii nag bureau yi bi 18h jotee bureau yëpp daal di nay tëj ñu daal di génne ñi nga xamante ne ñoo ñëwoon ñu njort ne dañoo bëggoon voté parce que bi heure bi jotee am na nombre bu important bu fi ñëwoon bëgg a voté mais malheureusement dañoo tëj bureau yi. fi mu toll nag journaliste yi rek lañ bàyyi ci biir ak ñi nga xamante ne ñooy taskatu xibaar yi. ñu ngi toog di xaar fekk ay simili yu néew njort nañ ne xibaar liy tukkee ci élection yi dina daal di génn fii. kon fu mu toll nii benn bureau ci école mu xamante ne mooy fi Abdoulaye Diop boobu te moom mi ñu investir ci tête ci 7e position pour coalition wàllu Yewwi fii ci département bi. mais de manière globale tey jii nan la vote bi demee foofu sa Pikine. waaw vote bi booy xool def nekk vote bu timide parce que taux de participation bi bu li ñu mujjee am au niveau bu ñu sukkandikoo ci autorité préfectorale yi 35,5% ci taux de participation. 35,5%. waaw exactement mu nekk taux boo xam ne man mosuma ko gis fii ci Pikine daal parce que vote yi dañu daan faral di gis du am benn influence boo xam ne. loolu nag biñ ko nemmee ko jot nañoo doxantu ba ci marché bi nga xam ne moo nekk. ginnaaw raay Sud def fi genre benn micro trottoir laaj askan bi mais boo demee laaj leen xam nga li ñu lay wax lu lay wax député yi amalu ñu njëriñ ku fa dem sa bopp nga fay nekkal mu nekk message boo xam ne yaakaar naa autorité yi buñ jógee ci war nañoo xoolaat seen i taxawaay ci foofu ca pencum ndaw réew mi. jërëjëf Aldiouma kon ñu xaarandi rek lépp loo xam ne ni xibaar la tey tamit lépp loo xam ne ni aussi njuréef la jógee si bureau de vote yi loo si mën a jox rek après nga jox ko ñun incha allah. incha allah. jërëjëf sëñ Aldiouma nekk te sunu ndaw foofu noonu sa Pikine waaye li mu joxee si xibaar ñu mun koo jàpp mooy bi muy mujjee jokkoo ki nga xamante ni moom moo fa teewal nguur di l'autorité préfectorale li mu xam ne moom mooy taux de participation yi foofu noonu moom moo di 35% si ñi nga xamante ni ñoom ñoo bindu ñu jàpp ne loolu kat lu néew la tey tamit engouement bi nga xamante ni moom leen gisoon gisuñu ko foofu suñu ndaw Aldiouma wax ne bi mu demee tamit laajte askan wi dañoo gis ne sax d'ailleurs si marché sax leen fekk loolu am lu muy misaal am tam leneen loo xam ne ni lu leer la mooy askan wi ñoom bi mu waxtaan ak ñoom danoo jàpp ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy député yi amuñu fi njëriñ askan wi koo fa fal tamit bu fa demee boppam la fay nekkal suñu ndaw Aldiouma jàpp ne kon lu mat a taxaw seetlu la ngir bu ñu jógee si lii tamit ñu xool ban taxawaay moom la ñuy am ngir tamit gën a rafetalaat peeñu assemblée nationale nekk kuréel bu am solo boo xam ne ni fa la ñuy wotee loi yi waaye tamit fa leen jàpp ne lañ war a saytoo li nga xam te ni moom la nguur gi di liggéey waaye tam fa leen war a xaymaay tamit li nguur gi di liggéey kon muy loo xam ne nii fa la askan wi war a waxee ndaxte askan wi ñaari waxukaay la am bu ñu sukkandikoo si constitution bu Sénégal soit day wax jaarale ko si ay député wala si assemblée nationale soit mu waxal boppam jaarale ko si référendum ñaari waxukaay rek la am te benn waxukaay bi mooy assemblée nationale kon lenn si làmminam moom lay jël tey ji dénk ko ay nit donc waaw kon dañuy dem ba Kaolack jël fa suñu ndaw Koura soxna Koura maa ngi lay nuyu. Mohamed maa ngi lay fay. soxna Koura fan nga nekkee exactement si Kaolack ban centre de vote nga nekk. instant bi maa ngi Medina Baye. bokk ci centre yi gën a mag fii ci Kaolack Ndangaan. résultat yi njëkk a am fii bureau numéro 1. Benno Bokk Yaakaar am na fa 113 voix. Yewwi Askan Wi am fa 116 voix. kon foofu noonu benn moom moo jiitu avec 113 voix Yewwi Askan Wi topp si avec 116 voix. waaw Yewwi Askan Wi moo jiitu avec 116 voix. dëgg la. waaw 116 voix Yewwi Askan Wi. foofu noonu sa fi nga xam ni moom mooy bureau numéro 1 ce centre bu Medina Baye. El Hadj Ibrahima Niass. centre El Hadj Ibrahima Niass nekk centre bi ëpp solo foofu noonu sa Kaolack. ci Kaolack Nangaan. d'accord kon bureau numéro 1 hôtel de voilà. bureau numéro 1 rek moo noppeegum wala. bureau numéro 1 rek moo noppeegum fii ci Medina Baye. jërëjëf soxna Koura comment s'est passé le vote de manière générale foofu sa Kaolack. waaw dans l'ensemble ça va. dans l'ensemble ça va. waaw dans l'ensemble ça va. parce que 16 heures. ñi ngi nekkoon à 35%.
waaw xam naa affaire yi war na évoluer ci kanam tuuti dinaa lañ am pourcentage bi ñu am fii ci Kaolack. jërëjëf soxna Koura. jërëjëf Mohamed. kon ñu jokkowaat si kanam incha allah xibaar bu mu yees nga dégtal ñu ko. jërëjëf soxna Koura kon soxna Koura mi nga xam te ni moom moo ñu teewal foofu noonu sa Kaolack mun ñu xamal ne centre El Hadj Ibrahima Niass bi nga xam te ni moom moo fa nekk te itam nekk centre bi nga xam te ni moom moo ëpp solo bureau numéro 1 bi rek moom moo noppee wàññi fu mu toll nii biñ gannaaw bi ñu wàññee li fa tukkee moo di waa Benno Bokk Yaakaar am neen fa lu war a tolloog téeméer ak fukk ak ñett si ay baat waaye tamit Yewwi Askan ñoom ñoo leen fa rawee ñetti baat maanaam am neen fa 116 voix loolu noonu moom la ñu sunu ndaw Koura te teewal na foofu noonu sa Kaolack xamal si li nga xam te ni moom moo tukkee si bureau numéro 1 bu centre de vote El Hadj Ibrahima Niass foofu noonu sa Kaolack mu ñu xamal ne tamit bi 16h jotee bi ñu jokk ak ñi nga xam te ñoom ñooy yore ñoo fa teewal nguur di l'autorité principale préfectorale ngeen baal ma 35% de taux de participation à 16h moom leen fa nemmeeku woon mi njort ne amaana yokku na si diggante bi waaye tamit lépp lu si mën am dinañu ko dëgtal si simili yi nga xam te ne mooy ñëw wala si waxtu yi nga xam te ne mooy ñëw mu mel ni 35% moom la nemmeeku woon à 16h à Pikine ngeen baal ma à Kaolack waaye itam 35,5% moom la nemmeeku à Pikine yi tamit mu mel ni kon ñu mi ngi bëgg a jege 35% waaye tamit loolu ñaari gox rek la dinañ taataan tam si yeneen gox yi nga xam te ni suñuy ndaw ñu ngi foofu si ay gox yu gox ak i diwaan yu fasantikoo si biir réew mi yéen gis noonu rédaction bu Seneweb bi di càmbar li nga xam te ni moom mooy xibaar yi nga xam te ni moom moo tukkee si élection législative yi nga xam te ni si lañ jëm yéen a ngi koy gis noonu bureau de vote par bureau de vote lépp loo xam ne ni tukkee na sa di ngeen ko gis en direct sur Seneweb TV seneweb.com ak Seneweb rajo ñuy càmbar xibaar yi nga xam te ni moom moo fa tukki si njàppandal ñi nga xam te ni ñoom ñooy suñu ndaw équipe technique bi jël ay matukaay yu am solo ngir lépp loo xam ne ni tukkee na si élection législative yi ak résultat yi nu muy tokkee de manière provisoire lépp ñu leen koy dëkkal ngir dara bañ leen si ump ndaxte loolu dafa bokk si li nga xamante ni moom mooy gën a ñoŋal démocratie bu Sénégal ak liggéey bi nga xamante ni moom la si presse bi di def teewee lépp bañ dara lu ko si rëcc ngir tam toxal lépp loo xam ne ni mën naa indi lëndëm parce que xam ngeen ne fu lëndëm am ñaaw njort dafay am fu ñaaw njort am tamit mbiicoo ak mbaaloo dafay yomb te loolu yëpp tamit loolu lañu bañal askanu Sénégal di màgg si wàllum démocratie loolu dafay feeñ bu baax a baax si liggéey bi nga xam te ni moom la presse bi di def te tamit waa Seneweb am si waar bu am solo boo xam ne nii moom lañ siy bay noonu tamit la ñuy delloo fële na la sa mbaaw yi tamit résultat élection législative yi Sicap Mbao bureau numéro 16 yi tamit li ñu fa nemmeeku moom mooy Wallu Sénégal moom moo fa am ànd ak Yewwi bu nekkee mën nañ ko waxee noonu parce que intercoalition la am fa 156 voix Benno Bokk Yaakaar am fa 70 voix loolu moom la ñu nemmeeku sa foofu noonu sa Sicap Mbao si bureau de vote bi nga xam te nii moom laa doon wax léegi nii ba tey ji Sicap Mbao bureau numéro 16 bi Wallu 156 voix Benno Bokk Yaakaar 70 voix Yewwi Askan Wi 38 voix Serviteur 5 voix Aar Sénégal 4 voix Naataange Askan Wi benn baat waaye tamit ñeneen ñi si des yëpp amuñu fa dara loolu tamit nemmeeku nañ ko sa bureau numéro 16 sa Sicap Mbao waaye tam bu ñu demee sa Touba Wallu Sénégal am na fa benn Wallu Sénégal am na fa 160 voix juutu fa si bureau de vote yi Benno Bokk Yaakaar am fa 30 voix loolu moom la ñu nemmeeku si résultat yi nga xam te nii moom moo fa am sa bureau bi nga xam te nii mi ngi sa centre bu Ndam waaye tamit leneen loo xam ne ni aussi mën na fa tukkee si beneen bureau boo xam ne ni mi ngi si même centre boobu Wallu Sénégal 161 voix Benno Bokk Yaakaar 31 voix loolu tamit ñu nemmeeku ko bu demee sa Caaroy tamit premier bureau bi bureau numéro 1 ñu ngi fay nemmeeku sa Sicap Mbao tamit bokk gis-gis liggéey am fa dara naataange am fa dara alternative pour une assemblée de rupture du Aar Sénégal amuñu fa dara Benno Bokk Yaakaar am fa 77 voix ñi nga xam te ni aussi ñoom ñooy waa bunt bi amuñu fa dara les serviteurs am fa 8 voix Wallu Sénégal am fa 130 voix Yewwi Askan Wi am fa 30 voix kon mu mel ni les premières tendances te ni ko nemmeeku rawatina si Mbao dafay mel ni l'intercoalition Wallu Sénégal Yewwi moom moo jiitu foofu noonu sa Mbao waaye tamit loolu mën nu koo toxal ba dara ko fu mu toll nii si Pikine le département du manière générale amaana sunu ndaw Aljuma Njaay bu dugaatee dinañu si gën a mën a indi lu leer waaye daal li ñu mën a wax mu leer mooy lu ñu nemmeeku ndi fu mu toll nii sa Mbao
dafa mel ni ci bureau de vote yi jot a noppi waa Wallu Sénégal ànd ak Yewwi ñoom ñoo fa jiitu bu baax a baax ñi topp seen ginnaaw di waa Yewwi Askan Wi lu yëpp ñi topp seen ginnaaw ngeen baal ma di waa Benno Bokk Yaakaar lii du leen si ay résultats yoo xam ne nii mi ngi waddat ni te itam suñuy ndaw dina ko taataanal si fi nga xam te nii moom moo nekk si bureau de vote yi dañu ko dëgtal jaar ko si rédaction bu Seneweb ñu leen koy jox si anam yi nga xam te nii moom la gënee bu ñu demaatee Touba ba tey ji ce centre de vote yafa ñu ngi gis ne tamit fi nga xam te ni moom mooy benn centre de vote bu nekk si bureau de vote yi foofu noonu sa diggante Ndam ak Daaru Manaan tamit ñu fay nemeek si benn bureau de vote que Wallu Sénégal tam moom moo jiit ànd ak 174 voix waa Benno Bokk Yaakaar topp si ginnaaw ak ñaar fukki si ay baat loolu tamit lenn la si loo xam ne ni dafa rusandi si élection législative yi nga xam te ni moom lañ dëgmal mi ngi noonu kon Fass Mbao bureau 20 Wallu Sénégal am na fa 95 voix Benno am fa 28 voix Yewwi Askan Wi 41 voix loolu moom la ñu gis ne kon moom moo fa tukkee ñeneen ñi dañuy jàpp ne kon amuñu fa dara kon mu mel ni Fass Mbao bureau numéro 20 bi tamit Wallu Sénégal moom mooy jiitu mu mel ni day confirmer la tendance bi doon wax léegi nii si diggante Mbao ak Fass Mbao waaye tam féete si Pikine dafa mel ni fu mu toll nii l'intercoalition Wallu Yewwi moom moo féete kaw si résultat yi nga xam te ni ba tey ji moom lañ ñuy jotandiigum laata ñuy jot yeneen yoo xam ne ni amaana dina tax gis-gis bi gën a mën a leer si njureef yi nga xam te ni moom moo tukkendi fu mu toll nii si résultat provisoire yi nga xam te ni moom la ñu dëgmal moom la ñuy amandi si lii nga xam te ni moom moo am sélection législative yi nga xam te ni si lañu jëm yéen a ngi gis noonu kon image avec la complicité de la rédaction de Seneweb et de toute l'équipe technique ñu leen di beccil njureef yi nga xam ne ni moom moo tukkee si élection législative yi fu mu toll nii ñu koy